waxtaanu tay wi ni ñu ko junjee sànq ca njëlbeen mu ngi jëm ci wàllug secteur minier bi ak la nga xamante ni moo ci làqu ci njariñ waaye tamit la ca mën a doon aw lor ka nga xamante ni teew na fi wax naa leen ko sànq Abdoul Aziz Diop ni ki noonu Cheikh Oumar Sy Abdoul Aziz pour commencer très rapidement ñi nga xamante ni xëy na xarañuñ ci trop bu ñu waxee wàllug mine yan fànn lay ëmb. jërëjëf Khalifa xam nga dañuy wax ressource minérale mais il faut ñu def précision ci début bi ressource naturelle ak ressource minérale. constitution bi dafa jox sañ-sañ askan wi article 25.1 ne peuple bi ñoo moom ressource naturelle yi suñu nee ressource naturelle nag lépp luy ressource minérale dinaa ko wax léegi ci lan mooy différence bi mais muy gaz muy pétrole muy mine muy lu jëm ci foncier bi muy lu jëm ci napp gi muy lu jëm ci wàllu forêt loolu lépp dafay nekk ressource naturelle donc mais ressource minérale ñaari pàcc rek la y a le secteur minier mooy lu mel ni phosphate lu mel ni or lu mel ni zircon lu mel ni ilménite lu mel ni diamant yooyu yëpp dafa jëm ci mine li nga xam nag mooy hydrocarbure mooy gaz pétrole ak dérivé li nga wax nag secteur minier la maanaam tey moom lañ fas yéene waxtaanee parce que yaakaar naa jamono yee passé waxoon nga secteur des hydrocarbures loolu nag dafa am ñaari pàcc dafa am li ñu naan les questions de gouvernance mooy yorin wi ak les questions techniques mais li intéressé askan wi mooy yorin wi ak ban njariñ ak ban jeexital lay am ci ñoom mooy les questions de gouvernance c'est des questions citoyennes maintenant les questions techniques kooku mooy fa ñuy exploiter naka lañ koy composer naka la ñuy yooyu nag moom yaakaar naa ni kooku affaire u technicien la dans les sites d'exploitation mais solo waxtaan wi tey mooy mine bi ban jeexital la am ci koom-koomu réew mi ak fan la ñu mën a jëmee lan la jur ak naka la ñuy xaatimee contrat yi ak yi nga xam ni tey code yi ko tënk le cadre institutionnel yooyu yëpp xam naa ni ci biir waxtaan wi suñ ci duggee dinañ ci mën a ñëw ak honorable Cheikh Oumar parce que man kuréel gi ma yëngatu forum civil comme ni nga ko waxee fa laa ne coordonnateur national adjoint mais dañu taxawal beneen kuréel muy coalition des organisations de la société civile publier ce que vous payez Sénégal boobu ñu ngi ko taxawal en 2011 kuréel yi gën a mag ci société civile tey ñoo nekk ci biir ñun ñoo def plaidoyer lobbying ba Sénégal dugg li ñu naan ITIE man tey ci ndaw yi teewal société civile ci ITIE bon man may président commission communication di ko lëkkale ci laa bokk mais société civile laa fa teewal cela veut dire askan wi donc li ñu intéressé tey mooy ressources yooyu naka lañ ko yoree parce que dañuy wax bénédiction ak malédiction mais yaakaar naa lépp dafay aju ci yorin bi c'est si biir waxtaan bi dañuy wax Sénégal fi ñu ci jógee fi ñu ci toll ak fan lañ ci jëm wax ko nag ci dans un langage moins compliqué compréhensible non technique parce que pour askan wi mën ci jël parce que c'est un droit constitutionnel c'est nit suñu la joxee sañ-sañ première chose li ma wax suñu mbokk aar lu ñu bokk moo leen benn waxtaan bu ñu seqoon mën leen aar lu ñu bokk baax na mais xam lu ñu bokk moo gën soo ko xamee waxtaane ko soo ko waxtaanee jariñoo ko déggoo ci xool ni ñu koy def Sénégal na yaakaar naa tey dafa laaj peuple bi yëpp wax sa xalaat ñu wàññi ko sur certaines questions di wax ci lu ñu xam li ngay xam nag mooy li nga xam ni tey tegu na ci texte tegu na ci lu wér bañ a tegu rek ci ay point ay état d'âme mais tegu ci point de vue. Très bien alors Cheikh Oumar c'est intéressant ce profil parce que jamono yi nga nekk ci pencum ndawi réew ma sosoon nga benn kuréel boo xamante ni ay parlementaires ñoo ko ëmb ngir saytu lépp lu jëm ci wàllu woowule li nga ne tey également sos nga benn observatoire ba tey di yëngu ci wàllu woowule tey jii boo doon def benn regard panoramique ci suñu situation secteur minier bi ana fan nga koy féetale déjà. bon xam nga ni ko Aziz waxee. tey boo ñëwee ci li wàññi lu mine. tu as par exemple ñu bëri dañuy wax Kédougou. le secteur minier de Kédougou mais or la ñuy gën a wax. oui mais en fait la ville fi nga xam ne tey foofu la mine ëppee mooy Thiès mooy fu mu nekk moom. ci phosphate yi. phosphate loo mënta jël foofu nga am GCO. foofu nga am yeneen compagnie yu mag yi même les cimenteries yooyu yëpp. am nga les secteurs le minier bi yëpp mu ngi ci Thiès. c'est-à-dire que tey même boo demee ci ville de Tivaouane mu ngi toog ci phosphate. donc c'est une ville. boo xam ne tey bëri na koom-koom li taxaw ñu sosoon ko en 2014 ak ñu joxoon ko Mamadou Lamine Diallo moo ñu ko gënoon xaram moo ñu gënoon xam. mu jiite ko c'était pour ñu xam li muy wax la waroo mën a toog léegi ci li nga xam ne économie la mu nga war ko waxtaanee ak askan bi nga war a wax yow sa xalaatu bopp. da nga war a dem gëstu xam lan moo nekk ci secteur minier bi te li ñu gis ci wàllum gouvernance dañu participer ñun ak ñoom waa forum civil. ñun ñoo liggéey code 2016 bi nga xam ne tey.
presque consensus la pour naka la ñuy xoolee naka la ñuy saytoo secteur minier pour téye ko. mais dañu gis ba tey am na ay gàllankoor. parce que am na loo xam ne dañ ci dugg après. mooy fonds de péréquation yi nga xam ne tey communes yi war nañ ci jot. li nga xam ne tey mooy impact bi pour population bi ci wàllum li ñu war a jëlee ci secteur minier bi. Tout à fait. mais gis nañu ay sociétés yoo xam ne yu mel ni ICS ba léegi. conformé wuñu ak loi wu 2016. te nga xam ne tey indiens yi ñoo ko jël accaparé wu ko. te mu rejoindre un peu le professeur Songe Watara. munoo am tey lu mel ni ICS ak engrais yi ngay soxla nga koy jaay en indiens yi ñu koy jënd yóbbu ko brut à l'état brut à plus de 200 milliards par an. ñoom seen banque lay jaar yow amoo ci dara. à côté tu as sa filière agricole. boo xam ne day soxla engrais nga koy dem jëndi à l'extérieur. c'est-à-dire que aberration la. c'est une aberration c'est-à-dire que tey li muy wax wàllu Covid bi ñu dañu war a xalaataat suñu koom-koom. mais li ñu war a njëkk a xalaat mooy suñu secteur minier naka lañ koy yoree am nañu jéego bu ñu ci def ak ITIE ci wàllum transparence te waxtaan nañ ci keroog yàggul dara benn kuréel ak ñoom association des juristes environnementaux ñu doon xool saytu yi décision yi état bi jël ci wàllum affaire mini nañ naka lañ ko gérer par exemple damay joxe exemple bu ndaw comme économie la ñuy wax. moom Thiès la bokk 2016. Thiès li mu contribué ci secteur minier c'était 40 milliards. 2017. moom mën na ma corriger 50 milliards. très bien. péréquation ñu war ko delloo Thiès. ñaata la ci am 1 milliard. gis nga donc dañu gën a xóotal. mais 1 milliard 450 boo ko divisé par 53 collectivités. presque 27 millions la ñu am absolument. donc c'est ça les questions vraiment. intérêt général bi ngeen di wax. loolu mooy moo ñu soxal moo tax ñu bëgg a liggéey ba nga xam ne tey askan bi war na jot àqam. ci li nga xam ne mooy génn ci seen i ressources. professeur ban commentaire. waaw commentaire bi ma ciy def rek mooy ni mu ko waxee. am na débat boo xam ne dafa am ñu ko moom. parce que junj na ko léegi monsieur Diop am na benn feebar boo xam ne mu ngi law ci penc mi te il faut que ñu faju ci mu gaaw. mooy maanaam bu ñu ne or lu ñu mënti wax rek ku nekk di ci wax. mais boo gisee ku nekk di ci wax c'est vrai que loolu man lu may mettitu la parce que du ku nekk moo ci war a wax mais quelque part da nga koy comprendre lu tax ngay ko comprendre parce que ña ca xam war a wax duñ ca wax nañ ca waxee duñ ca communiquer nañ ca war a communiquer bu ko defee nag wax sa xalaat lay doon te société boo xam ne du wax xam-xam waaye wax sa xalaat parce que encore une fois nee naa la prise de parole publique maanaam wax di ñëpp di la dégg du am dafa am ñu ko moom man boo bëggoon a dugg ak man ci question technique ci wàllu minier dama laan Khalifa naa la abal plateau parce que loolu du sama kii waaye boo mën na nga xalaat lan nga xam ne mën na ci am jeexital ci askan wi mën naa cee xalaat waaye du ku nekk moom moo ci war a encore une fois te dafa am loo xam ne wax na ko mu am solo c'est-à-dire que bu àdduna jaxasoo ni mu jaxasoo nii ku nekk daw di fatu parce que fi mu nekk nii kenn talatul dimbale kenn ñëpp xam nañ àdduna bi du mu tëddee mais Khalifa as néew li ma wax la nga yor noonu yàlla jox la ko yàlla parce que ci suuf si nga ko jëlee nga moomal ko sa bopp wax dëgg yàlla da nga koy sàmm doo ko sax-saxe loolu moom c'est un minimum parce que souveraineté économique d'abord moom mooy base bi nga xam ne mën nga ci tabax yenn souveraineté yi nga xam ne moom nga soxla te mooy jëmal réew kon nag loolu patriotisme économique boobee la ñu war a am mu bañ a nekk ay discours parce que tout le temps ñu ngi la naan préférence nationale tout le temps ñu ngi la naan ñun suñu réew mi waaye en réalité dans la pratique de nos gouvernants doo ci gis cette préférence nationale maanaam duñ ko ñàkk duñ ko aar ba nga xam ne ñun ñi ko moom ñu jëruñu ko d'abord dafay mel ni comme ni ma la ko waxee rek image bi ma employé dafa ñëw sama bopp mais c'est boo gisee muy ñëwaat mooy dañu ne ay coxeur lañ maanaam ñee ñoom ñooy moom seen oto ñoom ñooy moom seen chauffeur di yëpp mu war a jëm foofu ñun ñu taxaw rek nekk seen coxeur maanaam la ca gën a néew lañ ciy jël te lépp fii lay jógee loolu dafa nekk loo xam ne doy na waar méngoowul ak li nga woowe intérêt général buñ jiitalee intérêt général yu mel noonu dina fi jóge loolu laa yaakaar donc man maa ngi rejoindre professeur ci li mu wax affaire u coxeur yeeg yooyu par contre thème bu intéressant la parce que majorité sénégalais yi xamuñu lu bëri ci lu jëm ci mine yi te xam lu jëm ci mine yi ak mine yi nu mu demee dina permettre un meilleur jugement de la situation donc ba tey maa ngi rejoindre professeur ci li mu wax. tout à fait ñu déglu Abdou Aziz. mu indi ñu ay leeral. déglu honorable tamit indi ñu ay leeral. ñu gën cee xam. gën a xam-xam yi gën a yokk balaa ñu fi jógee. très bien alors Abdou Aziz ku nekk xam na ni am na charte boo xamante ni mu ngi fi woon ci atum 2012 am na ay manquements yoo xamante ni nemmeeku woon nañ ko ci ba loolu moo jur charte bi nga xamante ni tënk nañu ko muy code minier bu 2016.